di weddi xaru yéen a lànk titulaire yi bokk ngeen dugal ay suppléants yoo xam ne am na ci wuy ma naa ci wax kenn koo xam ne du ma ko tudd wuy ma ci suppléants yi am na ci kenn koo xam ne tudduma la dafa jàngi woon ñëw vacances nu boole ko rek noonu rek ci liste suppléants yi rek noonu quoi dafa dem liste suppléants kat maanaam ñi gañe waaw maanaam moom dafa fi ñëwoon war a dellu waaw mais comme mu ngi ci liste yi mu ne xaaral ma toogante day doon député wërsëg de waaw léegi wërsëg bu dee ñëw dara du ko téye déedéet ñooñu noonu daf cee bare am na koo xam ni fële ci mbuur xalaatu ko yaakaaru ko lijjantiwu ko doxu ci ma ngoon ca suppléant la bokk na day doon député xam nga lu ci intéressant ñooñu bu ñu demee assemblée nit ñi xel ñaar bi ñuy am naan waa ñi est-ce que dinañ mën a gérer affaire bi ils seront bien encadrés te daanu jël assemblée bi changé ko dañ ko war a change de données yi day changé dañ ko war a change ñii nag ñii di lank nag di siisu nii di bañ gis nga de àdduna mën a dox ñoom waxtuñu sax majorité léegi majorité relative la ñuy wax absolu ba teg nañ ko fële kon xam nga nit ñi ñu ngi la nga am ala la nga am Pape Mawa ak muus sa mbokk moom nee naa la il est correctement courtois daf ko rafetal ñoom ñëpp kenn waxu si moom mu ñëw ne majorité relative maanaam seddal affaire bi wàcc tension bi opposition bu naroon mer sax dina ne mais majorité relative donc ñun on est fort toujours que yàlla may xel la. ndax relative la waaye nag daf ko rafetal. mais ñoom dañoo ñàkk majorité sax dañ ko amul ba muy relative. en tout cas de L'As Quotidien de nee na société civile bi daal moom gërëm na état bu Sénégal ci organisation élection yi ci ni mu tëddeeg nee na nu ni mel moo baa ngi nous récusons Mimi nee na nous récusons toute possibilité de cohabitation moom dafa waroon wax nous récusons toute possibilité d'hébergement. waaw mais et même si l'opposition gagne largement après ñu cohabitation bi. Et même si l'opposition gagne largement. ñoom possibilité boobu duñu ko xalaat. récusons la wax récusons. D'accord. nous récusons toutes. voilà c'est dafa garaaw de. bëgg-bëggam la wax. cohabitation ma ne ko waxal hébergement. ñu dàqal la ko indil la cohabitation ñu waxtaan ci. amul problème loolu kay nañ ko waxtaanee rek. des fois ne pas accepter la volonté populaire c'est comme si da ngay mel ni kuy xaw a saaga ñii di askan wi parce que mënuñu génn voter massivement pour. moo tax ma ne il faut accepter le choix du peuple. il faut accepter le verdict. Des urnes. noonu rek la ñu mën a respecter peuple bi. te loolu mooy ñoŋal démocratie mooy ñoŋal démocratie comme ñoom nee nañ ci wàllum démocratie Sénégal def na ci jéego yu am solo. ci nguurum Macky Sall. ci élection yi lañ ko war a wone. dëgg vraiment en tout cas Déthié Fall nee na ko nous sommes désormais la nouvelle majorité ca assemblée ñun ñoo fa am majorité. majorité nag mooy ñun ñoo lay dalal. oui non cas de figure bi da dëgg la nag ñoo yëy. neexut a considérer. neexut a xool neexut a supporter loolu neexul ci xol. loolu dafay ëññëñët ci xol. yow assemblée bi yow yaa dëkk ca palais yaa am kàttan yaa am doole yaay fal ay ministre yaay fal ay directeurs généraux. Pa Assane yow la yàlla may kàttan yaay gérer armée institution yi ak gulug gi yëpp yaa ko gérer boo maree naanal waaw boo maree naanal sekk boo maree naanal garaawul naanal boo maree waaw kay yaa ngi dégg yow Nabou Cor. waaw ngaa la ñu jox la loolu yëpp Abdou Fall ne la assemblée maa ko poñe. yow am nga loolu yëpp. wallaahi. waaye boo ci bëgg doxal ci man ngay jaar neexuta nangu neexuta attan ci xol Mimi je comprends je vous comprends. neexul vraiment lii neexul ci xol neexul maa luwee sama kër gu mag. xool ko xoolal loolu mooy mami. yaa luwee kër gi. yow yaa ko moom. waaye man mi nga xamante ne maa fa ñëw dëkk. dañoo dox borom kër gi jël caabi jox ma ko. bu weer deewee salaire bi ci man lay jaar ay jàllale. yaa xam ne waaye xale bi léegi yàqul yéen.
xale bi waaye jox leen ko diplôme am kii ça y est kii kay fu mu nekk nii ça y est yow ça y est mën ngaa ubbi sa établissement bopp yow Ahmed Aïdara bu jugee na la jox licence jox la kayit jox la li war lépp yow nga ubbi sa établissement. nañu jaaree fii nag comme 14 mois moo leen des. boo demee ma gunge la yow taxawal rek taxawaayu ba yow taxawal taxawaayu anti badass yi. bàyyi ma toog sa ginnaaw dëggale sa bopp na bu koor boo dëggale sa bopp sa papa ji Pa Assane dootu ko defati maa la wax lii maa la ko wax. le mandat ñëw ci homosexualité mooy góor ak jigéen ñi 3e mandat sentiment d'injustice studio bi neex gi mu neex ñu ne. fii de ku fi nekkul mosoo dugg jàngoro yi yëpp ma lim nag Pa Assane moo tax Macky Sall ñàkk. moo tax Macky Sall ñàkk. li may ree baal leen ma mënoo leen koo xam. homosexualité. waaw. 3e mandat. waaw. sentiment d'injustice. dëgg la. ak yeneen yun ci limul yëpp ndax def nañ ci 3 points de suspension. ñu ne lii moo tax Macky Sall ñàkk. mais dëgg la. lii moo tax ci législative yi amu ci ndam. dëgg la. lii rek la amul leneen. le quotidien ñëw ci législative contentieux électoral mu ne second tour. Yewwi nag nee na moom am na 83 sièges. Wallu itam mu ngi woo ay militants ngir ñëpp ñu ànd mobiliser waaye bu leen fàcc ni Mimi Touré moom li mu wax mooy lii wóor ba wóor mooy majorité bi ñoom ñoo ko am keneen amu ko ca assemblée nationale loolu na leer ci seen i bopp. Les Échos ñëw ci place su jigéen ñi na bu yow laay waxal ci biir société bi. journal bi nee na ay féministes xam nga lu ñuy plaider. révision wu code de la famille bii. ndax dañoo jugé ne code bi kat dafa yàgg dafa obsolète. dafa discriminatoire mooy amul jëlul en charge yëpp à l'égard des femmes ak jigéen ñi ak par rapport aux réalités du moment yi ñuy dund. L'âge du mariage. L'avortement, puissance paternelle, interdiction de la recherche de paternité yooyu yëpp yu ñu ciblé la ci biir code bi yu ñu ne dafa obsolète. te dafa discriminatoire. waaw surtout puissance paternelle bi. mu ngi noonu loolu war nañ ko mën a bàyyi ñu ne dañ ko parce que war a da ngay xoolaat. gis xale jigéen ñi dañuy am des fois problème par rapport ak ni ñuy yor seen njaboot war a mën a tukkeek ñoom jafe-jafe am ci diggante seen waajur bu góor ak ñoom ki ñuy sëyal ñu bëgg ànd ak seen doom tukki ñu ne ko déedéet doo fi génn tànk amuloo autorisation paternelle te loolu mën na indi ay problème yu bari ci avenir u xale parce que ñëpp xam nañ ni bu fekkee yaay mooy yar wala mooy yor xale wala mooy yor gardu xale nga bëgg buy dem fenn war la mën a laaj autorisation boo ko bëggee am foo ko mën a tënkee donc mën nga ko koo bañal loolu war nañ ko mën a xoolaat war nañu ko xoolaat bu baax ak résultat wu élection yi itam journal bi wax na ci li nga wax dëgg la na ba looluy dëgg mais looluy dëgg résultat élection dimanche dernier bii Les Échos wax na ci mu ne coalition bu ci nekk yaa ngi taxaw tem ne man ndam li man maa ko yenu ndam li man maa ko moom réclusion bii nag ñëwaat na waxuma ko Aminata Touré moo ko wax toute possibilité de cohabitation nee na parce que ñoom dañuy des nekk majoritaire ca peccum ndaw réew mi te duñu nangu beneen maanaam amul solution pour que leneen am foofu ca diggante ba waaye quotidien national Le Soleil ñu ngi rafetal di ba tey ci ay mots élection législative majorité à l'Assemblée nationale Pa Assane journal bi nee na le suspense persiste. D'accord. yow d'accord rek nga ci mën a sànni sec. ñu ngi ci suspense. man j'aurais bien aimé am benn colonne d'analyse. benn édito ou analyse boo xam ne daf cee wax. nañu afficher résultats yi la ñu wax loolu la ñu waxtaan nañu afficher résultats yi moo gën a yomb yow nga ni li Soleil wax loolu rek nga ci am kàddu. sax na si loo bëgg ma wax ci ku nekk ak li la intéressé mais loolu dëgg. li si wax ñoom suspense lañ ko teg kay. li si wax. L'évidence journal L'évidence journal ñëw ci résultat wu législative ci département bu Podor. journal bi nee na Cheikh Omar Anne mi mooy maître incontesté bu njum loolu nañu ci bàyyi xel alors le vrai journal fii laa bëgg ñu taxaw tuuti. wallaay acca. Pa Assane le vrai journal 2017 à 2022 journal bi nee na Sonko 5 années juróomi at. 5 réussites juróomi réussite laaj ma ban ak ban. ban ak ban. législative 2017. réussir na révocation à son élection. merci.
présidentielle 2019 neel ñaar. première réussite la. ñaar ñetteelu réussite bi mars 2021 peuple bi mu jàpp ko def ko comme bouclier. ñett. juróomeelu réussite bi mooy local 2022 mu ne la prise de Ziguinchor. Ziguinchor mu jël ko téye ko ci loxoom ngëpp ko nii. juróomeel baa ngi législative 2022 en route vers la cohabitation juróomi réussite yaa ngi nii yu Ousmane Sonko. le vrai journal moo ko wax ci 2017 ba léegi waa jaa ngay liggéey di tegi jéego at par at événement bu ñëw mu bokk ca taxaw ci taxawaay bu am solo moo ko jural juróomi réussite yi nga xamante ne moom la journal bi xëy ñëw. l'exclusif ñëw ci Benno Bokk Yaakaar ak Yewwi Askan Wi kenn ku ci nekk ci ñoom mu ngi crier victoire mu ne lii guerre des chiffres la donc yàgg naa am fi nga xamante ne moom moo ci wàllum élection. ñëwal ma xool beneen quotidien Libération ñëw ci élection législative yi journal bi nee na Yewwi Wallu déchiré na la liste de Mimi liste ba nga teg dañ koo xoteet. ndax Khalifa Sall nee na li am munoo ko weddi di ay fee yu tëtu la tëtu mooy lu dëgër bopp. waaw mu ne te élection yi dañu koo gagné looloo am Déthié Fall mandataire bu Yewwi Askan Wi mu ne Benno Bokk Yaakaar nag. mu ne dañu ko renvoyer à l'opposition parlementaire. nous sommes au minimum 83 députés Lamine Thiam mandataire bu Wallu ne ko la cohabitation bii ngay bañ bii yaa yeey gàcce la c'est une honte. beneen bi mooy Mimi Touré revenir na à la charge moom persisté na signé ci kàddu yi mu wax nee na bougé wu ci don yoota looloo am lii quotidien daal di ñëw ci législative Yewwi Wallu contre Benno mu ne qui a raison ku am dëgg parce que ku am dëgg ci ñoom ñaar. mais il faut regarder les résultats il faut regarder les résultats. mais yaa may dégg. yow rek la maa dégg. La presse était où quand on donnait les procès-verbaux ñu ngi woon ci bureau de vote yi. ñoom waaw journaliste yi waaw. waaw journaliste yi dañu wax li ñu am ci PV. li ne ci PV yi rek compliqué wul nañu xool PV yi def seen ay calcul ñoom laaj bi jaru ko boo defee calcul. man nag defoon xam naa yow la ko bëgg a laaj sax. qui a raison. te deal bi sax tey muy tey di suba qui a raison mu ne. qui a raison. moom boo ko laajee xam nga dama naan ko Yewwi Askan Wi Yewwi Wallu moo am raison. te looloo feeñ looloo dëgg. te lii deal bi sax mooy ñu fexe ba daal di def lii tendance bi génne résultats yi nga xamante ne moom lañ jot a am. ñu xam ku fi ku gañewul wax dëgg yàlla. dëgg la moo gën ñu koy laaj résultat yi dinañ ko war a génne nabu looluy dëgg. l'info nee na soupçonnant une tentative de régime de confisquer sa victoire ñoom dañoo jàpp ne régime bi fu mu nekk nii mu ngi waaj ay njuuj njaaj tappalee defaraat yeneen i liste génne yeneen résultat waa Yewwi Wallu def nañu ay mise en garde de Paasan. lu ñu wax. xollil fii. lu ñu wax. ñu ne duñu ko nangu ay mise en garde la duñu ko nangu tey duñu ko nangu suba duñu ko nangu ginnaaw suba ak ma dégg. maa ngi dégg bu baax ak ma xool. maa lay xool bu baax. waaw kay kon baax na ñëwal ñu ci beneen yéene kaay ñu xool l'observateur alternance successive possible cohabitation lu journal bi wax nga ni. la victoire du peuple. ndabu kan la. askan wi. askan wee ko tànnal seen bopp diagnostic comportement électoral buy déjouer ay pronostic électeurs sénégalais auscultés par les psychologues Ngor Dieng ak Ismaïla Sène boo ko bëggee xam ubbi lu l'observateur tey ci suba gi part de vérité bu Alioune Tine itam mu ngi ci biir observateur Pa Assane ñëwal ma ci lii nga ni Robert Bourgi. L'entretien débrief des législatives. waaw l'heure est à la grande lessive pour le président Sall wax na de il se doit de modifier en profondeur et de refonder le mode de gouvernement. firil ma ko ci wolof. xam nga li la mu doon. waaw la grande lessive pour le président. lii moo la na président xam nga lessive moom foo ko waxee nettoyer ngaa xalaat. waaw li mu ko wax xam nga lan la. à la métaphore daf ko bëgg a wax ne que. président xoolaatal sa bopp xoolaat ñi nga àndal. xoolaat sa ñi la wër. xoolaat sa organisation. mu tegal ko ci fële. il se doit de modifier en profondeur. mode de gouvernement et de retarder. refonder. le mode de gouvernement xam nga la mu doon. waaw maanaam tegal nit ñi nga xam ne ñoom nga war a teg pour doxal sa liggéey. lii rekk la waaye man li ma jaaxal. lu la jaaxal. il reste 14 mois incha allah. pour refonder mode de gouvernement defar mu rafet rek. mu rafetal ko. waay te mu bañ a ñaaw acca ñëwal ci beneen yéene kaay Walf Quotidien résultat législatif yi journal bi nee na Yewwi Wallu dafa brandir 83 députés. Paasan bii maa koy bokk ak yow de. moo la ban. ñëwal fii ci suuf nga ne Mimi nee na. rabal ces chiffres. dana woon 30. démb defe ne 27 bu ma juumee. baax na bii revue de titre de du ngeen ko mas a am tey damay joxe benn nga joxe benn ba muy jeex. réew mi quotidien ñëw ci Sicap Baobab journal bi nee na père de famille dafa xaru.
ca ku kanne la nga xaroo nag. benn français itam mu ne se tue par pendaison waa je pense que même chose la tubaab bii nag ndeysaan ay waay yow mii lu la war a naqari ci àdduna ba ngay xaru. lu war a naqari ci àdduna bi xaru moom dafa doy waar di. source a ñëwal nga ne première tendance des résultats des élections législatives lu journal bi wax. dernière mise à jour. waaw lu mu bëgg a wax moom. xam naa nag dafa bëgg wax ne 82 députés mu ne pour Benno 80 en faveur de Yewwi Wallu 3 autres coalitions se partagent chacune benn député. yàlla 82 ak 80. waaw ñu ne Benno moo am 82 Yewwi moo am 80 mu ne jusqu'à hier soir il restait juste à agréger les résultats au niveau de la diaspora pour ñu connaître li nga xam pour ñu xam. li nga xam ne moom bu ngeen fa demee moom wax ji jeex. fa lañ ko waaw foofu dem moom foofu moom bu ngeen fa demee moom c'est fini. waaw foofu moom wax ja daf fay jeex dëgg-dëgg. may ma maa la ko ñaan battu à Thiès au local et aux législatives Idrissa Seck mu ne un allié poids plume doole ba mu amoon amatu ko. dafa ndërmeelu ca Thiès Sud Quotidien bras de fer ci diggante pouvoir opposition autour du verdict des urnes journal bi nee na la guerre des chiffres Yewwi ku ci nekk yaa ngi proclamer li nga xam ne moom mooy say résultats waaye nañu jàpp les grands enseignements du scrutin retour triomphal de Maître Wade verdict des urnes ñu ne Bérésina de Benno victoire de Yewwi fii ci Ndakaaru ak ci yeneen localité Le Témoin ñëw ci élection législative 2022 Nabou yaa ngi fi ba tey Yewwi Benno Bokk Yaakaar dans un moussoir xam nga lu tax mu wax loolu paasan ñaari principale coalition yi Benno ak Yewwi ku ci nekk da ngay revendiquer li nga xamante ne moom mooy victoire mais bu ñu jàppee sukkandikoo ci information Le Témoin ñaari coalition yi mu ne benn bu ci nekk ci mouchoir nga nekk ndax kenn ku ci nekk am nga différence su 4 députés à savoir 83 pour Benno ñii nag nee nañ 79 pour Yewwi yaa ngi déggee waa kay Teral Quotidien mu ne élection législative dans le département de Podor Cheikh Oumar Anne moom moo fa gagné ñëwal ma xool tribune ñëw ci majorité acquise et non au 3e mandat ñu ne naka la campagne NTM déjoué plan wu Macky renfort de taille opposition chef de l'État mis également dans le dilemme Niagne Diop nag ay miiru ñing Jean-Baptiste Diouf Ndeye Fatou Diouf ak Awa ñing ñu ne Moustapha Niasse s'en va en n'emportant pas moins de 10 députés avec lui yaa ngi déggee waa kay ñëwal ma xool Vox Populi maa ngi nuyu sama consoeur bi Adama Aydara maa ngi koy nuyu bu baax a baax waaw Adama maa ngi koy nuyu bu baax di ko jaajëfal moom itam ci liggéey bi ginnaaw Benno Bokk Yaakaar Yewwi dafa crier victoire réclamer la majorité fii laa ne Benno Bokk Yaakaar Papa Assane waaw Benno Bokk Yaakaar ñoo njëkk wax ne dañoo gañ Yewwi ñëwaat ne ñoom li Benno Bokk Yaakaar wax d'accorduñ ci Mimi door a démentir Déthié Fall est-ce que du Déthié Fall moo démentir Mimi. mami kii kan la Mimi minuit. loolooy dëgg. Mami. mais lu ñu bind fii Mimi minuit wala. Mimi démon. Mimi minuit. foo gis Mimi minuit fii. jàllal anam ca point de presse ba minuit 54. jàllal ca leneen. i boo tax nga wax Mimi minuit. yow yaa ko wax. man mii ameta ko wax nga wax ko tey ma jaaraat. man mii Mimi minuit. yéen nag gune ji nag dafa maa bëgg a dugal na yow yaa ma dégg ma wax mi fii. yaa ko wax. yaa ngi dégg ma ne toogal la classe toogal. mais loolooy dëgg. toogal boo maree naanal yaa ngi dégg sekke. mais loolooy dëgg. waa kay Mimi nag mu ne dafa démentir Déthié non Déthié moo démentir Mimi. Oui. En fait c'est ça ñu ne ñoom ils vont rester majoritaires. ñu ñëw nag léegi ci journalu sport muñal sunu lamb attaqué. cogné et gagné xamoon nga ko de loolu slogan waa Fass la. Moustapha Gueye Tigre de Fass moo daan wax attaqué cogné et gagné. j'attaque je cogne et je gagne. mu ngi noonu Abdou Gueye Gris Bordeaux mu ne écarté na Tafa Gueye mais Gris Bordeaux nag fu mu nekk ni mu ngi à la croisée des chemins na bu jaru defar kanam de natif de Tiki màggee ca Médina imposé woo ca Fass bagarreur ay dooram kenn du ko naatable moom moo ne mu ngi fi te itam mooy continuer di nekk 3e Tigre de Fass Mbaye Gueye waxoon na ko open press ba nag na la leer ne Balla Gaye 2 ca Amadou Bari tay la boo bëggee seetaani sa mbër mi mu entraîné da ngay dem ca open press ba nag mu ngi amee foofu ca stade Amadou Bari ñëwal ci beneen yéene kaay. sama waxi làmb yëpp ci télé bi la yem de. doo dem seetaani. non. record ñëw na ci Marseille Bamba poussé vers la sortie journal bi nee na le camp du Sénégalais sort du silence.
bon après wax nañu ci Koulibaly mi nga xamante ne jot na permission Terry Chelsea avant de récupérer son numéro 26 ñu ñëw ci Liverpool Sadio Mané dañ ne Mané moom dañ koo tàkkale ko ba pare minimiser ko par une légende. xanaa lire journal pour xam ka ko wax lu ñaaw. ah ñii ñooñu yëpp. waaye yow doy na waar de mais Gueye à Liverpool bii nga doon bëgg a jubilé ñu ne c'est faux amul. non Everton la jóg. Everton la ñu wax. fa la nekkoon Everton la ñu wax. Everton la nekkoon ba mu fay jógee dama la ne xaw ma fan la ma toogoon ban plateau man leen Paris baaxul ci Gana. yàlla dogal na dëgg. dëgg la. Everton a gën ci moom yow yaa ngi nekk Everton nekk ci 3 meilleurs milieux de terrain yi. Angleterre Everton commencé di tegu. nga ne ko fa ñukk. riir Paris rek te naar yi. ñoom xelaa feeg ña ca des. maa ngi nuyu waa Karagum Ruk. kii ñooñu mer nañu de naar yi te Qatar yi ñëw nga xam nga Qatar yi moom jënd nañu Paris yëpp. château ya ne France yëpp jënd nañu. ñoom fi ñu dañoo mere gars yi de. dañ leen mere kay. ñoom nee nañ jënd Messi jënd Neymar jënd ñëpp te dara. tous ñebe. doy na waar. doy na waar Stade Quotidien du Sport Mendy Koulibaly ñooy tête d'affiche yi en attendant Gana donc Edu ak Kouli objectif premier mooy première ligue bi Matar Sarr dafa bëgg a jouer les troubles faits Nampalys nag revanche ak l'ex banni des Fox. loolu la journal bi wax. voilà mu ngi noonu agent joueur bi nag je pense que agent joueur u Bamba Dieng bi bëgg na indi ay précisions parce que Seydou Bokar Seck mi nee na Bamba Dieng dafa bëgg a des il veut rester mu ngi noonu fii la ñuy jeexale maa ngi nuyu waa Karagum Rukk bu baax. club Mbaye Diagne bi dëgg la ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen wax ne toppatoo leen ñu mbay bu baax a baax a baax. Paasan yeewi nga ma. waaw bismillah. Nabu yeewi nga ma. yow fi ma la fattaloon ba doo ko fattal la. déedéet fattal rek yow. fattal ba ma jox la fattal. d'accord waaw kay yow. fattal ma foofu rek yow bàyyi jàmbur bàyyi xale bi ngi lii kenn musu koo gis. yeewi nga ma Paasan. waaw acca. Nabu yeewi ma. ñi mën nga dem. doo toogaat tuuti. internet yeewi nañ ma. yeewee guñu la taxaw fan laa toog jeex na. internet yi yow internet yi kontaan nañ ci yow. tu as été excellente comme toujours. ñu ñibbi kon. ci kanam da ngay def édition spéciale. kon ñu ñibbi Paasan nañ ñibbi dañ dem ñibbi nañ. oui. Samba, on te retrouve demain. Merci pour la revue. Paasan, à demain. Inch'Allah. Inch'Allah. Sénégal ñoo far SNF. Mami Sam. Mami. Aji Aydara. mu ne. nun dañ kaa sonal pour ñaari yëf. benn bi mooy test football yooyu ñu fi wax. beneen bi moo la sa tableau ba. tableau bi daa war a jar de. waaw nu ngi kaa woo nag nu ngi kaa woo nee na nit ñaa ngi kaa woo. tableau bi daa war a jar de. pourtant am na ku koy wax ci commentaire bi Khadijatou Ndiaye ba nee na ma Nabou n'oublie pas le tableau de Paasan. bu mu fàtte loolu Nabou. oui bu mu fàtte groupe bi. te bu mu fàtte anniversaire bi. mais looluy dëgg. waaw mais mami buñ nee la toogal rek yow nga bañ. waaye loolu yëpp waroo ko woon kii loolu baaxul. waaye suba incha allah daañu ciy dugg daal ci waxtaan Cheikh Fall suba bu ma fàttee tableau bi sax fàttali ma ko. Paasan on te retrouve demain incha allah mami merci pour la revue c'était tout pour aujourd'hui chers internautes ñu ngi leen di jaajëfal bu baax lunettes yi nag tey moom mami bàyyi ma yëg gërëm ki ma ko tegal rek fan yi sama bët yi leer na naññ da ngay taxaw fii may xool di lire normal sans pression lampe Fall optique moo fi jaar pour lunettes yi day def sur ordonnance day def photogré day def lépp dem leen ngeen seeti ko son numéro est le 77 423 19 12 77 423 19 12 tout à l'heure di ngeen am seen édition spéciale avec Socé Ndiaye à partir de 11h dina ci ànd ak Thierno Diop di chroniqueur politique